voilà. tey nag ma fàttali ne nag thème bi sax ci yow la jógee démb yaakaar naa bi ñu toogee fii di wax. yow mi yaa ko siyaas dañ siy waxtaan rek ni thème ñoo def lii. mais bien grawul amul benn problème tey nag dañuy wax ci li nga xamante ne moom mooy trahison. nga xamante ne dafa bëri lool ci dëkk bi. nit ñi nag bu ñu nee trahison rek dañuy foog ne sa jëkkër moo la trahir wala sa far moo la trahir wala sa gel moo la trahir wala yooyu pour ñoom ci ay affaire relation amoureuse rek la trahison am. fekk ne du loolu nit ku nekk mën nga trahir sa morom ça dépend si li ngeen seq yéen ñaar voilà da ngay gis sa benn xarit nga daal di xaritoog moom man ma xaritoo ak Mayte ñëw wax ma benn waxam man ma dem nettali ko Al parce que Al sama xarit la Al aussi xaritu Seydina la dem wax ko Seydina xaritu tonton daaw la dem wax ko ainsi de suite ba wax boobu yëpp dem donte loolu secret Mayte la boo xamante ne buggul woon kenn xam ko ñàkk am bàmmeelu biir musiba voilà loolu man maa njëkk a trahir Mayte avant may ñeneen ak ñeneen di trahir da ngay gis ba si seen ay bërëbu liggéeyukaay foo gis am na fa ñoo xamante ne ay xarit lañ une fois nga jël sa secret wax ko nit nga dégg ko ci keneen rek déjà kooku moom trahir na la léegi nag trahison yi nga xamante ne moom la nit ñi di gën a moo gën a métti mooy affectif bi te pourtant yeneen yi dafa métti trahison la rek Al war la rek donte peut-être kee da ngeen di seq loo xamante ne sequ leen muy ki nga xamante ne sa jëkkër la d'habitude jigéen liñ naan daf sama jëkkër daf ma trahir benn wax la ñu am muy man ak moom ba mu amagulee dara ñun ñaar ñoo doon ànd bi mu amee daf ma fi bàyyi dem takk ji sama borom ñëw indi ko ci biir kër gi jigéen ñi loolu wujje bi loolu la ñu jël jàppee ko trahison te nag pour man ci lim sama xalaatu bopp loolu du trahison mais du point de vue religieux c'est pas une trahison voilà parce que la religion musulmane daf ñu permettre ñun ñu am 4 femmes non ñun góor ñi mais bu ma waxee ñun en général lay wax t'as rien d'un homme toi waaw baal ma léegi bu ma waxee la góor dafa war a am 4 jabar mais nit boo ko fekkee ne da nga ko bëgg ci far nga bëgg ko mu bëgg la amul dara yow kenn forcé wu la pour nga bëgg ko amul dara yow yaa dem seet ki nga xamante ne amul dara nga bëgg ko wërsëg dab leen voilà ba mu dab leen mais kooku bu ko neexee du takk yeneen 3 jabaram indi si biir kër gi est-ce que kooku daf la trahir non man léegi nag jigéen ñi tout le temps loolu la ñuy wax sama jëkkër daf ma trahir ko à condition que jëkkër bi traité leen à égalité wala bañ a jël ku mu mujjee takk bi mu bañ ko gën a fësal wala gën koo toppatoo ko madame Dieng comme on dit mais tamit trahison tamit mun nañ ko waxee ci aspect wu tey boo waree takk jabar da nga war a wax sa jabar ni que da ngay takki jabar parce que tey boo ko nëbbee trahir nga ko non ben si non ah si c'est de la trahison tu dois pas lui cacher parce que yéen ñaar waroo nëbboo waru am seen diggante tu as caché la vérité da ngay xaar le bon cacher moment la vérité kay mooy nax rek non cacher la vérité kat nax la nag man trahison man dans mon entendement trahison sa jabar mooy tu as une double vie mu dem rek yëg ko tëll wala nga def la ka su non je veux dire Mayte gis nga Mayte li mu wax waxu jigéen la man dama d'accord ci li nga wax duma la ci duma ko dindi parce que loolu sa point de vue la mais man Samb bu fekkoon ne man góor laa may takk jabar tant que sëy bi takkuñu ko ba pare du ma ñëw di ko wax sama aawa du ma ko def xam nga lu tax am na sens de parce que sa jabar war nga ko mën a sax loolu voilà war nga ko mën a nekk kat man damay takk jabar ça dépend sa jabar mais suñu jamono yu ñu nekk nga xam ne xale yi capable nañ coupable criminel nga ne da ngay takk ñaareel ñëw di ko yëgal sa aaw xaw ma ban sëy la ñuy takk de waaye boobu moom bu yeboo na nga ko jël nga teg ko nee ndax du am dañ lay jugal mais même ça peut ne pas être la raison hein le problème mais c'est ñi nga xam ne dañuy nëbb seen jabar seen takk yëpp raison yooyu noonu moo tax réaction jabar bi moo tax peut-être ñu koy def parce que la plupart du temps man loolu laay dégg en fait dans les faits divers maintenant ce qui se passe mooy góor su fekkee dafa fas yéene jël soxna deuxième femme dafa war a ñëw en toute responsabilité ñëw ne ko écoute man dama doon lawat et puis voilà damay takk affaire bi jaar yoon mu jeex mais loolu mooy norme mais non loolu la mooy norme est que waxuñu la booy dem di doxaani ji nga wax sa jabar mais bu demee ba farata war ci am waaw da nga war a ñëw wax sa jabar que da ngay takk mais le mot trahison dans ce contexte là amu fa sensam xam lu tax parce que dafa takk beneen soxna loolu du trahison su fekkee dafa trahison dafa ne takk soxna ba pare fase la wala mu abandonné la foofu lay trahison di amee je pense à mon humble avis man de pour man de même le fait non yow affaire jigéen ngay wax non du affaire jigéen man bon en fait dama ko considérer noonu du question de affaire jigéen man bon sama point de vue la yow trahir boobu ngay wax trahir lan la c'est-à-dire non parce que tey xam nga tey boo ne da nga takk jabar sa jabar normalement yaag moom nëbboo waru ci am il faut être honnête avec jusqu'au bout ça je suis d'accord jusqu'au bout donc honnêteté boobu noonu loolu ci la bokk tey nga war a takk
parce que tey yow sa jabar bi nga koy takk vous avez été clair depuis le départ yéen ñaar nee nga ko depuis le départ que yow da ngay takk jabar doo yem ci benn jabar Oui, mais contexte moo yi waral change. non déglu moo waral nga signé monogamie mu signé polygamie signer polygamie ça n'a rien à voir ak takk jabar yu bëri yi. non am na ñu bëri dañuy signer non mais polygamie. quand tu signes polygamie tu confirmes que tu as la possibilité de takk mais les jabar gens yu le bëri. font comme ça rek. Non, mais je veux te dire que tey boo demee ba confirmer affirmer na yow tu es polygame ta femme devrait s'attendre à ce que tu aies d'autres jabar. waaw mais loolu jigéen nag yow loolu wax boobu noonu waxu sa micro bii nga téye nii la. mais bu ñu demee Non, d'accord naa. xaar rek bu ñu demee ba réalité bi am. bu ñu nee yow bi ñu lay takk xam nga dañuy bind polygamie séparation de biens. waaw loolu lañ bind. absolu d'accord di nga ko signé. mais bu ñu demee ba dara su lu àll ñëw ne la may damay takk jabar semaine prochaine ci kàttanu yàlla li laaj wax doo takk. non loolu weddiwuñu ko. non loolu moom weddiwuñu ko. nee naa ko loolu moom weddiwuñu ko comme gis nañ fi tamit ñoo xamante ne balaa ñuy dem takki jabar dem nañ ci seen aawo ne ko damay takk. bien sûr seen aawo accordé leen ko. ko ni mu accordé. anka yi am na ñoo xam ne seen aawo yi accordé nañ la leen am na ñoo xamante ne seen aawo yi ñoo leen accordé ñu dem takki maanaam bokk biñ ko waxee seen aawo bokk coow jibul nangu na. parce que elle était préparée depuis le départ que ne jëkkëram dina ami di ay moom dina ami ay wujju Mais mën naa lépp ci gëm-gëm bi la rek ak ci éducation bi am na ñoo xam ne seen parents yi préparé nañ leen à ces genres de comportement là nga xamante ne tey seen jëkkër bu ñëwee annoncé la ne dafay takk dañ koy jël avec grandeur accueillir wujju bi ak grandeur parce que xam nañ ne ñoom dañu war a wujje ndax loolu préparé seen jëkkër préparé na leen ci waxtaan am na ñoo xam ne nag comme tu dis jigéen nit kese la tey kenn ci àdduna nanguwul bokk kenn ci àdduna nangul bokk yéen góor yée ngi nii doo leen bokk kenn yéen ci farantu rek gelantu rek bu seen gel amee beneen far sax léegi yow bigamie nga prôné bigamie. non c'est pas de la bigamie on explique une chose xaaral may de gis nga yow. yow may de yow da nga bëgg coow. léegi xanaa dama bëgg a poser benn question. dama bëgg a poser benn question laari. dama bëgg a poser benn question. non yow da nga dama bëgg a poser benn question c'est-à-dire que xam nga dañu nekk ci contexte u relation entre homme et femme. ngeen génn ak nit pendant 8 ans mu dem takk keneen. ngeen sëy ak nit mu gis ni que yow sa jikko doyu ko mu dem wuti beneen wala nga takk jabar boo xam ne mënul am doom moom mu dem am cas de conscience ne la écoute permettre naa la nga dem takk beneen jabar pour am doom pour am banaam bant koo xam ne mën na dina la mën a dond mais am na ñoo xam ni comme li ñu koy waxee ñu ñëpp am na ñoo xam ne ay tapet nañu dañuy bëgg takk jabar ba pare ne jël copain ne Seydina Boy wala papa tante yumpaañ dama leen waxtaan ak wala sama sëriñ moo ma ko may. non c'est day am quoi day am mais loolu mooy am man gis-gis bi moom xam nga mooy la nit bu fekkee da nga dem ba war a jël ay jël ay décision ci benn affaire da nga jël say responsabilités assumer ko maintenant à tes risques et périls fii sax amul risque et péril c'est-à-dire loo war a def la maintenant nit ki da ngay def forme yi parce que fii nii nit ki da nga koy jox cër teg ko place am wax ko li nga ko war a wax mais comme li Mayte doon wax Mayte bu fekkoon ne góor dafa mun a day jigéen day am ay jëkkër yàlla du ko essayé ci góor dee ñu essayé ko ci jigéen mu xam déglul rek yàlla moo la gën a xam li muy def yàlla yéen moo leen gën a xam fuuf. sa wax bi dafa yomb trop. waaw mais da ngeen di arrêté ci kii la nekk mais li ma la wax man kenn mënu non du question. yow yaa war a arrêté yow Mayte arrêté léegi nga sama micro bi. c'est que xam nga lan laa bëgg a expliquer Mayte. mais sa religion aussi ne permet pas à un homme d'avoir deux femmes mais ñun si. waaye defal nag sa religion ne permet pas d'avoir. ñun waxuñu fi ay religion catholique wala musulman en général la ñuy wax. wóor li xew ci dëkk bi non foofu amul deux femmes bu ñu ci waxtaanee bu ngeen dégloo de xaar nga kii lii muy wax day waxu tappale la xam nga mu nekk ay waxu tappale moom d'accord religion opinion la joxe moom sax keroog lan la fi wax yow waxoo fi musulman catholique nga léegi keroog waxoo ko fi nga dema sama doom sëy Saliou la tudd yaa fi wax wala waxoo man je suis dans un ménage mixte donc man tey dafa mel ni mo exemple bi ma lay jox par exemple tey man tey si je dois venir aujourd'hui exiger mon mari par exemple à ce qu'il soit polygame ou monogame loolu du man maa koy exiger man tey même bu fekkee sama religion tey dafa man ci li ma judd bokk ci li ma yaroo ci li nga xam ne moom la sama religion diggal mooy monogamie ñun loolu la ñu xam ñun amul polygamie ci suñu religion. bu dee Jean ak Yvette waaw déglu rek bu dee Jean ak Yvette waaw fa laa jëm bu dee Jean ak Yvette fa laa jëm mais du Jean ak Yvette léegi may ma daaneel xam nga tey bu fekkee ne man tey dama nekk ci biir couple catholique j'ai le droit de dire que mon mari n'a pas droit à deux femmes. Absolument. Mais tey quand je suis dans un couple mixte tey je n'ai plus le droit d'exiger quoi que ce soit lenn rek lay mën a nekk mooy waxtaan bu may am ak sama borom kër ñu déggoo ci kàddu mais tey si mon mari me dit que moi je suis polygame je ne dois pas en faire un problème parce que man
man maa ko fekk ci religion am te religion am may na ko ko. te doo am droit de veto. moom laa wax du ma am droit de veto par rapport ak loolu parce que tey dama ñëw fekk koo xam te ne ci biir religion am permettre na ko loolu dama koy nangu. Absolument. mais tey bu fekkoon ne par exemple je suis dans un mariage catholique j'ai le droit de dire non mon mari n'a pas de toutes les façons la religion ne lui permet même pas. C'est ça. Voilà mais tey un musulman sa religion le lui permet après derrière man ak moom ci suñu waxtaan bu ma ko nangulee mu nekk monogame par la force. bu ma ko nangulee man laa wax mooy man mu accepter ñu waxtaan si ba juboo à ce qu'il accepte d'être monogame parce que peut-être man bëgg na ma fekk ci sama bëgg-bëgg mu def ko su ko bëggulee man je suis obligé de me conformer à ce que lui il veut parce que maa ko fekk si ci religion voilà on parle de la même chose. oui mais man li ma la bëgg dafa am ñetti façon jigéen yoo xam ne mënoo wax bi duñu leen takkal wujju dafa am jigéenu macha allah am jigéenu subhanallah am jigéenu auzu billahi minash shaitanir rajim jigéenu auzu billahi minash shaitanir rajim mënoo wax ba duñ la takkal wujju non dama lay expliquer li ma leen di wax ni da ngeen ko dégg lu baax de ñetti façon jigéen la am na jigéen yoo xam ne dañuy wax macha allah am jigéen yoo xam ne dañuy ne subhanallah am jigéen yoo xam ne dañuy ne auzu billahi minash shaitanir rajim fii nag auzu billahi minash shaitanir rajim dañ fi bëri léegi nañu voilà dem si trahison. voilà ñu dem si trahison bi. bi. yaakaar naa ne ay jigéenu auzu billahi minash shaitanir rajim mag subhanallah wa bihamdihi yëpp am na ñoo xamante ne dañuy am les plus belles femmes du monde ñoo xam ne dañoo baax gis nga en général ñi nga xam ne ñooy dem di wuti ji leneen feneen manqué wuñu dara ci seen biir kër yi. parce que l'homme est naturellement insatisfait. kon nag yéen la loolu yéen la. yàllaa ko bind. voilà leen yàlla. bàyyi leen lu ñu wax ngeen ne yàlla. je ne revendique pas ce qu'il vient de dire et je ne me sens pas vous êtes des traîtres. yow moom xamoo booy teg sa tànk. yow moom seen naa ko def non yow moom da nga war a xoolaat. vous êtes des traîtres. non on est des la trahison dont on parle là c'est vous. bon mais gis nga dafa war a xoolaat boppam. bàyyi bu nit ñi di wax ci affaire yu góor ngay reculer. non reculer ma dama ne la non dégg nga damay tënkaat wax ji c'est-à-dire que man quand je prends une décision je m'assume quand je prends une position je m'assume mais xam nga problème mooy la c'est-à-dire que dama dul dugg ci ay débat wu A Z X ak ñoom non damay wax li nga xam ne moom laa xalaat ni que c'est juste. nga sama micro bi yow xale bi la. dama ne wëndeeluwuma dama ne trahison nañu wax non. lii indi trahison ak contexte bi trahison di amee ak contexte bi ñu war a utiliser moo trahison li nga wax boo ko si. mais voilà comme Maïté sànq mi ngi koy wax. bu ma yëpp da ngay gis kenn koo xamante ne da ngay gis kenn ku jigéen mu nekk di génn ak par exemple nit. waaw génn bi bu tayee ñu jug bu subaa ñu daanu léegi am benn góor yàlla Baay Faal boo xamante ne dafa ñëw fee ngeen génn ci benn laps de temps mu ñëw wala fulla ak fayda mais da ngay dem nga sëyi jeeg moom parce que fii benn xale bu jigéen toogu fi di xaar ku koy tardé la ku koy dóor ak di ko def ay affaire mën na ko bëgg gis nga àll des fois mën nga génn ak nit foog na da nga ko bëgg balaa ngay xam ne yow sa mbëggee des na ci moom ngeen bàyyante ba nga génn ak keneen. d'accord ok est-ce que xam nga li ma la wax. voilà nga dem sëy ak moom est-ce que kooku da nga ko trahir mais da lay tardeel. mais à condition nga waxtaan ak moom au préalable ne ko na fa yem. loolu day fekk voilà. day fekk day fekk tout le temps nga naan ko defal farata man su may génn ak yow naan la defal fulla ñuy génn lu yàgg am keneen koo xamante ne damay nekk parce que sëy aussi jaamu yàlla la am na yenn affaire yoo xam ne trahison amu fa da nga koy teel a wax ne ko man kat damay dem dugg si lii bu fekkee ne fulla moo la tax a jug non là il y a deux choses c'est-à-dire que da nga nekk ak nit boo xam ne moom deful fulla nga arrêter relation bi jël benn break entamer beneen relation waaye relation bi ngeen nekk du ko ñëw rek moom bateau dem ko c'est man je parle pas de ça non xam nga trahison fan lay am tonton Al mooy ngay ànd ak benn góor di ànd ak beneen góor ba war a tax tey nga dem ba ci biir def choix ci diggante ñaari góor yi en même temps ça c'est de la trahison parce que yaa ngi ci ñaari relation yoo xamante ne bokkuñu ak ñaari nit yu bokkuñu mais bu fekkee da nga jóge ci relation bi mu jeex nga dem entamer beneen relation loolu trahison mënu ci am na ñoo xamante ne sax du jeex dañuy dem ñu def la part des choses comme gis nga góor ñu aussi bu ñuy génn ak yow ñu 90% yëpp dañuy am 5 gal wala 4 dem présenter ko seen yaay yi ku si nekk am jàpp si yow confiance que ne tey jii kat diw day ñëw takk si ma buñ demee ne Maïté yaay seetal ma diggante laa rek diw ak diw seen yaay mooy dem tànnal leen yow da nga trahir ñëw wala trahir wala voilà da nga leen topp ndigal gis nga laari ndigal dafa am trahison am tey ndigal mooy nga toog amoo dara ñu wutali la ñëw jox la mais bu fekkee yow yaa nekk ci loolu noonu nga def sa choix ci say jigéen yooyu noonu ku ci nekk da nga tas yaakaaram parce que ku ñu nekk jox nga ko yaakaar ku nekk am na dara loo xam te ne yaakaaroon na ko ci yow nga xëy jël sa décision tànn ci kenn léegi ñeneen ñi nga xam ne da nga leen espérer loolu nag du trahison mais léegi nag tas yaakaar ku ko def ren ba déwén mu jig la dañ la ko jiñ waaye di yow mais li ma la bëgg a wax mooy
par exemple yow doo li ma la yow comprendre li ma la wax de par exemple Seydina bëgg a takk jabar am ñeenti nit ñoo xamante ne ñoom ñëpp ay gelam la ñooy ànd mu dem jël ñëpp laari mooy yaayam wala mayte dem si ñoo albayi ma ñu jël ñëpp laari mooy yaayam wala mayte nga indi loolu ma 4 personnes yëpp ne ma tànnal mais bi mu xamee ne 4 personnes yooyu yëpp mënu leen tànn na dem seet kenn ki mu ci bëgg mu dem wan kooku yaayam ne ko kii laa bëgg takk ñeneen ñi Seydina na am grandeur dem wax ak ñoom bàyyi leen mais ñoo ñëpp ñuy yaakaar si ñoom mais léegi da ngay gis koo xamante ne day am gel yu bëri dem takk kenn non seulement da leen di trahir xale jigéen ñi lu ñu leen def baax na si ñoom réception bu jotee 25 gelam ñooy ñëw toog ci salle de réception ba ku nekk di tendance mariée bi gis naa ko am na fii ni ci lépp fi am al xam nga góor ak jigéen lan la léegi xoolal laari góor ak jigéen 8 heures après Seydina su defee intervention ñu nga tënk pour ñu jàll si rubrique people vas-y non man li ma bëgg wax mooy góor ak jigéen moom naxante la rek naxante la ku jekku sa morom rek ki si des non bañ a jekkonte nag loolu moo fi am al mu neex la mu naqal loolu nag fi am na bu li laaju wax da ngay am 4 gel da ngay am 4 gel gel bi ci boppam day am 4 fan sama dof bi sama ngundum bi loolu moo fi nekk naxante la responsabilité waaw ay jeu de damier la rek gars yi ñu teg ay dee muy dem ba keroog yàlla mësal si loolu boobu mais loolu moo fi am nagul loolu moom moo fi am léegi loolu moo fi dem loolu mu tudd naka loolu mooy jeu de dame jeu de dame fii kenn pokeeru fi kenn jeu wu fi kenn play wu oui ma da ngay bàyyi li ngay def on parle de choses boo xamante ne logique voudrait que loolu warul am buy am tamit trahison moo warul sax am offert ci diggante ñaari nit tafale yi nga nekkee yow mi avant ñu lay takk amoon nga ay far dégg waaye li ma la waaye maa ko wax la wax non attendez loolu maraan la attendez loolu mooy maraan non pas mbaraan li ma plusieurs mecs waaye déglul rek al déglul comme ni góor yi di amee ay ni góor yi di amee ay gal waaye li mu wax li ay mënoo koo dindi defal na société fermée voilà sujet bi tey lu taxoon ñu indi ko c'était juste rek pour montrer nit ci ne que mbaraan du question ci vie de couple kese wala relation mbaraan mën sax dama juuma kii trahison sa xarit mën na la trahir sa collègue mën na la trahir sa papa mën na la trahir sa yaay ak keneen ak keneen parce que des fois da mën nga dégg jël sax sa propre yaay bi la jur wax ko sa secret boo xamante ne pour yow parce que am na fi yaay yu mel noonu yàlla dafa bind te yamale am na yaay yoo xam ne lu ñu gis mu yàqu lu ñu dégg dootul amati loolu ci doomu aadama la ko yàlla bindee yal nañu yàlla musal ñu am ci ay waajur yu mel noonu voilà trahison mën na am feneen ak feneen mais nag bu fekkee ne ci li nga xamante ne par exemple mooy ci ay société ñi lay trahir lu si bëri ñi koy def méchanceté gratuite laa ko mën a tuddee parce que koo xamante ne yàlla moo leen boole nga jóge fële mu jóge fii bokku leen li ngeen def bokku leen dara boo leen fi liggéey après da ngeen di wàññi yaakaar naa ne kooku war nga ko mën a jàppee comme sa bopp ba ay trahison du am si seen diggante mais cas yooyu aussi ay xaritoo mais man Mayte je pense que ne xarit waaw mais loolu on va traiter ça un autre jour voilà on ferme la rubrique loolu lañ indi woon tey si rubrique bi di leen ko doon baaxee rek boo leen amee aussi yeneen thème mën ngeen ñu envoyer message yoo xamante ni ci société la après incha allah dinañ ko traiter ak yéen waaye daal képp koo xam ne da leen nar a trahir wala di la indi problème bu yaboo na nga ko multiplier par logarithme népérien merci beaucoup Larry c'était la rubrique société ñu doon wax ci affaire trahison dans différents couples amicales dans le domaine professionnel vraiment doy na wax yow da nga bëgg a xaabal ba kañ yow xaabal